waaw waaw dinañ ci egg si loolu. dinañ ci egg si loolu xam naa. voilà dinañ ci egg. damay delluwaat ci 7 candidats yi. waaw 7 candidats yi parce que dañu ne parti bu ne ak mouvement bu ne bu bokk ci coalition bi am nga droit présenter benn candidat bu la neexee tamit nga ne présenté woo pour gën a yombalal mbir mi comme benn la ñuy wër léegi nag bu ñu nekkee 10 partis et mouvement wala 9 wala 7 ñaari parti wala ñaari mouvement wax ne duñu présenter candidat non wax na ñoom ñooy présenter ñi de seen ne woon baax na parce que comme dañu bëgg a dajale dañu bëgg am kenn man su ma neexee ma ne parce que loolu am na ci am na ku tudd Alassane Diouf République des valeurs la fi teewal Thierno Alassane Sall mais bi ñu waxee mbirum candidature moom dafa ne moom pour yombalal mbir yi moom du présenter candidat parce que Alassane Diouf kilomètre 50 la dem parce que bu fekkee ku nekk day présenter aussi am benn bi day metti mais am nañ juróom-ñaar yi waa PDS mooy ci njiitalu président Daouda Diouf dëkk Tuuli amoon nañ candidat seen candidat Daouda Diouf la woon moom. muy Daaw Sega. Daaw Sega. ñu koy wax Daaw Sega nekk suñu mag aussi voilà ñun ñu dëkk Tuuli. amoon na aussi waa réew mi amoon nañ candidat muy le professeur Ndiasse Kairé de Kër Moussa. Ndiasse Kairé. waaw Ndiasse Kairé. professeur. waa Pastef amoon nañ candidat muy Mouhamadou Mansour Ciss dëkk Sañafil. Mansour Ciss voilà waa PUR. amoon nañ candidat muy le professeur Ibrahima Ciss de kilomètre 50. Yakkoor yi tur boobu la ñu gën a miin. ñi nga xamante ne aussi mooy waa taxawu Sénégal Khalifa Sall muy amoon nañ candidat muy Maysa Ciss te ko taggu kooku moo nekkoon seen candidat. ñi nga xamante ne aussi waa mouvement ànd taxawu suñu gox te si njiitalu Malick Diouf de ko Kàccilik amoon nañ candidat Malick Diouf si boppam moo nekkoon candidat bi. ki nga xamante ne mooy mouvement gëm sa bopp ci njiitalu góor gi Guèye dëkk Kër Moussa góor gi Guèye si boobu moo nekkoon seen candidat mu nekk juróom-ñaar yaa ngoog ci juróom-ñaar yooyu nag ñu waroon ci tànn kenn bi ñu demee ci consensus ba première ba politique yi ñoom daje nañ mënuñu ña set daje nañ seen biir mënuñu am les facilitateurs daje nañ mënuñu am consensus pour daje kenn léegi ñu ne nañ dem ci critères ya les critères ya bu ñu koy eggee nag léegi nag notation la 20 critères la 20 yi mën naa ko génnee fii léegi ñu ne 20 critères yi nag dañuy jël candidat bu nekk ñu noté ko te notation bi dafa am nu mu demee woon ñun facilitateurs yi ñun 11 lañ mais jour boobu y avait 9 facilitateurs ñoom ñoo fa teewoon ñeneen ñi dañu amoon gàllankoor léegi ñu ne bu ñu jëlee benn candidat jël benn critère ku ci nekk da koy noté bu ñu noté ba pare ñu def moyenne note bi note yooyu ñu jox ko mooy notu candidat bi ci critère boobu noonu lañ ko doxalee ba mu jeex. chaque critère. par critère waaw chaque critère. parce que comme ñun ñun ñeente ñun ñooy facilitateurs yi. bu ñu waxee candidat Daouda Diouf critère numéro 1 ku ci nekk day joxe note bu ñu paree note yooyu ñu diviser ko ñu boole ko diviser ko par 4 mooy moyenne bi ñu jox ko mooy notu Daouda Diouf ci critère boobu. ainsi de suite beneen candidat ba mu set yi mët ñu demaat ci beneen critère noonu mu jeex. ci biir notation bi sax doo xam kan moo war a génn ñuy noté mu nekk lu jël temps nag ba pare ñu jël suñu calculatrice di somme tak somme tel candidat ñaata la am tel candidat ñaata la am te en principe balaa ngeen di laajat question woowu loolu la ñu waxtaanee moom bu ñu eggee ci critère kii ëppale point mooy candidat bi. ñëpp d'accord ci loolu. loolu moom ñëpp a ci d'accord ala kulli al ba bi ñuy dem réunion ba bi ñuy toogee ci biir réunion bi ba bi ñuy toog. bi ñuy dem ñun bi ñuy jóg di dem defi liggéey boobu ñëpp a si d'accord ba moment boobu ñëpp a si d'accord ba moment tee boobu ñëpp a si d'accord ñu dem nag noté yàlla dogal kii di Ibrahima Ciss mu Yakkoori moo ëppale ci point kon nag foofu amatul lu ñu ciy wax mooy que li ñu waxoon bu njëkk ba dañuy appliquer rek maanaam kii ëppale ci point concours la rek kii ëppale point mooy jël pay moom mooy candidat bi donc candidat Ibrahima Ciss noonu lañ ko tànnee mu nekk information comme ni ko Ablaye waxee mu nekk officiellement aussi mooy le candidat mooy candidat wu coalition ànd wàllu Kër Moussa ànd wàllu Kër Moussa boobu nag mooy demee ci bannière Yewwi Askan Wi moo tax tey ñun ñuy bëgg a sax di bàyyi ay wàllu Kër Moussa di dem ci Yewwi Askan Wi pour miinal ko askan wi parce que loolu xob yooyu mooy feeñ ci bulletin bu ñuy wootee ji kenn du wër
bulletin wu ànd wàllu Kër Moussa bulletin yi Yewwi Askan Wi la ñuy wër foofu la Ibrahima Ciss génnee nag donc mu nekk suñu candidat mu nekk candidat boo xam ne comme ni ma koy waxee ñun ñu nekk ay jullit man de ma gëm ne yàlla bi nga xamante ne mooy bind jaam yi yàlla bi nga xamante ne moo yor suñu dund ak suñu dee ak suñu wërsëg ak suñu lépp nekk loxoom yàlla mi nga xam mooy dogal mu jalla jalaaluhu yàlla boobu moo tànn Ibrahima Ciss parce que man mi nekkoon ci au cœur des événements gis mbir yi ni mu doon doxee damaa génn avant sax may génn ñuy dem ci public ba di leen annoncer nouvelle bi damaa gëm ne fi ma toogoon dama am yëg-yëg ne yàlla moo ko tànn te yàlla boobu ko tànn di ñaanaat yàlla boobu mu may ko ndam ci élection yi di ñëw. jërëjëf donc mu ngi noonu kon leer na li ñu mën a tënk ci li nga xam ne moom la Abdoul Aziz développé léegi mooy procédure boobu nga xam ne moom la ñu tegoon depuis mémorandum bi même procédure boobu moom la ñu continuer ci anam bi nga xam ne noonu la ñu choisir candidat bi wax na ni ñoom dañu façon yéene am consensus waxtaan ba juboo pour fal benn candidat waaye ñu dëppoo woon ci ni bu fekkente ne consensus boobu amul dañuy dem ci ay critères ñoom ñu teg 20 critères parti yëpp d'accord ci ne 20 critères yi moom la ñuy choisir pour ki nga xam ne moom la critères yi ëppee ci moom mu nekk suñu njiit ginnaaw loolu ba mu amee loolu donc liggéey facilitateur yi mën nañu wax ni ci première phase foofu la waroon mën a yem mais bi nga xam ne résultat yi génn na ñu ne Ibrahima Ciss Yakori alias Yakori moom ngeen choisir en tant que futur maire wala boog candidat de la de Yewwi Askan Wi muy noonu ci ni mu waxee ngeen fas yéene demee ci bannière boobu ginnaaw bi nga xam ne choix bi am na lan moo xew Aziz est-ce que ñi nga xam ne ñooy homme politique yi ñëpp tombé nañ d'accord wala est-ce que am na ay contestation wala naka la demee ginnaaw loolu ñu wax rek parce que ñu ngi ci suñu 3e point balaa ñoo dem ci 4e point mooy feuille de route bi dañuy wax rek ñi nga xam ne bëgg nañu bokk ci émission bi serveur bi 76 275 11 48 ku ci lamb rek incha allah di nga mën a dugg wax sa xalaat ci yar ak teggin su ko defee mu ngi noonu rek émission bi ñi nga xam ne ñooy seetaan ñoo ko moom kon Aziz question baa ngi noonu. waaw di gërëmaat ñëpp di la gërëmaat aussi Abdoulaye di wax ne bi ñu génnee ci loolu bi ñuy annoncé résultats yi boobu il faisait 1h du matin à Palal parce que liggéey bu métti la notation boobu bi ñuy paree di déclarer les résultats fekkoon nañ fa ñaari candidat ñoo fa desoon ñeneen ñi guddi woon nañ ñibbi nañ muy Ibrahima Ciss Yakori ak Malick Diouf foofu laay njëkkee d'abord Malick Diouf mouvement ànd taxaw suñu ko jël na kàddu félicité ki nga xamante ne moo di Ibrahima Ciss sur le champ foofu noonu wax na ne tamit ci foofu liggéey bi nga xamante ne gis na ko tey mooy li ñu liggéeyeen tey yëpp màbbal nañ ko tey parce que ñeneen candidats yi jotuñu woon xaar résultat yi génn di fàttali que ne ñeneen candidats yooyu ñibbi muy les 5 autres candidats ñoom ñëpp ku ci nekk li may wax sosaluma leen ci télévision laay waxee ñoom ku ci nekk dafa jóg taxaw dama koy rappeler chaque jour chaise bi nga jógo toogoon da nga si jóg taxaw wax ne facilitateurs yi dem leen ci critères yi ñoom ku ci nekk benn par benn mu jeex les 5 autres candidats ñoom ñooñu ne dem leen ci critères yi ngeen noté gars yi parce que boobu am na proposition bu ñu leen proposé woon bi ñu jógee di dem ci critères yi ñu ñëw fekk leen ñoom ñu ñibbi moo tax Malick Diouf aussi ginnaaw bu mu félicité Ibrahima Ciss ci li mu génn nee na ne aussi li ñu liggéeyeen yëpp màbban na jour boobu loolu première réaction la ñu demaat quelque temps amuñu réaction après les autres candidats amuñu réaction ba Malick Diouf boobu moo defaat réaction mu wax ne moom kat félicité woon na fële mais moom dafa def recours ci mbir mi parce que mbir mi gis na ci ay dysfonctionnement yoo xamante ne moom pour moom jaaduwul kon donc recours yooyu la def mais di fàttali que ne bi mu defee recours yooyu ñi mu interpellé ñoo ñëpp tontu nañ ko voilà kon donc nii
moom ci côté am dañuy xaar li nga xamante ne moo di retour am parce que nit ki boo defee recours ñu tontu la soit ñaara am da ngay wax ndax réponse bi satisfaisante na baax na wala réponse bi doyuma kon foofu lañ toll tey ak moom. beneen bi les autres candidats muy le président Daouda Diouf dégg nañ ko aussi mu wax ne mbir mi moom ni mu ko gisee d'accord ci parce que jaarul yoon. ki nga xamante ne moo di professeur Ndiasse Kairé moom nee na mbir mi tamit ni mu ko gisee jaarul yoon. ki nga xamante ne moo di Maïssa Ciss fa laay mujjee moom ak Mansour Ciss yeneen candidat yi muy Gorgui Gueye moom tamit nee na mbir yi ni mu ko gisee foog mu xoolaat ko donc yaakaar naa ñoo nekkoon candidat yi mu des Mansour Ciss ak ki nga xamante ne moo di Maïssa Ciss ñooñu d'accord nañ. Mansour Ciss def na déclaration publique ci suñu groupe restreint bi def na déclaration publique tamit ci réunion bi ñu mujjee am ba ne moom d'accord na. ki nga xamante ne moo di Maïssa Ciss signé na document bi nga xamante ne moom la ñu tuddee le protocole d'accord sur le choix du candidat signé maanaam d'accord am moom dem na ba signé wax ne moom noonu d'accord na ci choix candidat bi donc mbir mi tey ci jamono boobu la ci foofu la li ma la wax nii tey fa la ñu toll. parce que dama leen di waxal ñoom li ñu def. ak fi ñu ci toll ci liggéey bi. boo leen gisoon nag émission bu keroog bi ñëwuñu woon. parce que mbir am na ñu ne d'accord ñu parce que ni ñu ko defee nii baaxul ñoom kay ni ñu ko gisee nii am na ay dysfonctionnement ñun suñu responsabilité bi ñu taxoon jóg au départ ci le 3 juillet bi ñu créé One Love Palor 3 juillet 2020 laa wax de du 2021. 3 juillet 2020 tànk yooyu la ñuy nekk di dox ba léegi. bu ñu parce que ginnaaw bi ñu tànnee ginnaaw ñooñ bi ñu waxee ku ci nekk am na jéego yu ñu def ci sa côté pour que nga ñëw ñu ànd ak le professeur Ibrahima Ciss ak équipe bi ñu liggéeyandoo. foofu tamit may fàttali que ne ci négociation yi ñu def ak ñoom ñëpp rappeler nañ leen ne lu clair et net que le choix du candidat est irréversible maanaam mën nañ waxtaanee lépp sauf delluwaat ci tànneefu candidat bi parce que suñu axulaay taala ak ci liggéey bi nga xam ñoom santoon nañ ñu ko ñun def nañ ko ni mu waree avec toute responsabilité kon donc mën nañ waxtaanee waat lépp parce que lépp loo gis ci àdduna ay waxtaan la mais sauf delluwaat ci candidat bi ci waxtaan yooyu nag ñu ngi ciy avancé ñu ngi ci mais quand même liggéey bi nga xam moom lañ doon def aussi ñu ngi koy continuer di ko def liggéey bi nga xamante ne One Love Palor groupe yi ñu ngi koy liggéey coalition bi comme ni ñu wax ñu ngi avancé ñu ngi ci liggéey bi teewul nag ñu ngi taalal suñu loxo bu ñu sañoon ñoo ñëpp nag ñu ànd ñu continuer liggéey bi waaye nag ñoom ñooy seen kilifa bopp wax dëgg si yàlla nit ki moom loo bëgg ànd ak moom te bëggul ànd ak yow aussi foofu moom mënoo amoo ci pexe. waaw jërëjëf Abdoul Aziz li mu wax léegi bu ñu jàngatee kàddu yi da ngeen jóge ci benn signature de mémorandum am lu ngeen charte ngeen wax ni lii ak lii la ñuy def buñ ci jógee ñun ñëpp ci lii la ñuy dox dégg nañ ci sa kàddu yi nga wax ni dem ngeen pour waxtaan consensus amul ñoom ñu jóg wax leen ni dem leen ci critères yi. bi ngeen génnee fekk 5 yi dem 2 yi des. li tax 2 yi des peut-être que jàppoon nañ ni ñoom ñoo gën a favorable pour ñu fal kenn ci ñoom li tax 5 yi dem aussi peut-être que ñoom jàpp nañu ñoom perdre nañu wala bàyyi am nañu ci ñaar yooyu am na kuñ ci àndal pour bàyyi ko mu dem. maintenant lii problème bi mooy ñooñu nga xam ne signé woon nañu mémorandum bi sant leen procédure bi ngeen def ginnaaw loolu maanaam naka ngeen jàngatee posture bi ñu amee wax yaa fa wax ni ñoom ñoo leen wax ni dem leen ci critères yi donc ñoom ñoo leen jox feu vert pourquoi ñu jox la feu vert dem leen ci critères yi yéen en tant que facilitateurs yi ñoom ñu ànd ak yéen di liggéey depuis le début wax ni anam bi nga xam ne defee ngeen ko tànn bi mooy critères yi ngeen signé ñoom d'accorduñ ci est-ce que dafa am lu ngeen préparé au préalable wala est-ce que ñoom dañ jàpp ne yéen da ngeen def njuñ njaat wala da ngeen préparé woon amoon benn candidat caché dem ba ci biir ngeen dugal ko wala boog da ngeen jàpp ni ñoom posture bi ñu amoon amaana am na lu ñu doon xaar te gisuñu ko moo waral ñoom ñu ber seen daara bopp wala da ngeen jàpp ni ñoom dañu war seen kàddu yooyu naka nga ñuy expliquer façon boobu yëpp. waaw xam nga question bi nga ma laaj nii problème d'interprétation la. interprétation nag mënuñu ci sori lool mais li ñu ci mën a wax mooy ñun suñu position mooy groupe des facilitateurs
wax moom wax wax metti na mais dégg-dégg dafa am dégg-dégg yaakaar naa moo gën a metti dama la ne dama wax askan wi de ba bi ñuy dem palal ba bi ñuy dem defe yi critères yi ñoom ñoo jóg ñu ne ñu dem leen defee critères ya te di fàttali benn affaire depuis le début le 3 juillet mooy création One Love Palor 3 juillet 2020 ba jour palal ba bi ñuy jóg di dem pour defee critères yi noté gars yi amul benn politique amul benn parti wala benn mouvement bu rafetluwul suñu liggéey amut adduna moo di doxee noonu moo tax ma ne problème d'interprétation la maanaam nit ki da ngaa rafetlu liggéeyam ba muy jóg di dem tànni candidat yaa ngi rafetlu liggéeyam mu tànn candidat nga ne liggéeyam li mu musul liggéey dara baaxu si foofu lañ toll tey léegi loolu nag ku ci nekk nag ci ñun ñii seetaan ak ñiy def émission bi ñoo ci am dégg-dégg maanaam ni mbir mi bu fekkee ameewul noonu rek ñoom ils ont droit à la parole maanaam liggéey facilitateurs yi amul kenn kuy politique nekk ci coalition bi te rafetlu woo ko ba moment tee boobu ñuy jóg di tànn candidat yaa ngi toog di leen xaar kon ça veut dire que lépp lu ñu mën a def yow d'accordoon nga si amul lenn loo xamante ne yow àndoo woon ak ñoom li ñuy def léegi bu ñu tànn candidat bi diw la nga ne non li ñu defoon yépp dara baaxatu ci léegi loolu nag nit lan la ci mën wax dëgg si yàlla loolu nag problème d'interprétation la ku ci nekk nag léegi yaay demee ak sa xelu bopp parce que ni ma amee xel di xalaat noonu laa respecté les keneen xalaatam aussi voilà parce que kaddu bi tënkoon nañ ko kaddu bi sax dafa weesu woon ci mémorandum bi mooy que ne ñun ñëpp dañu war a ànd dem élection dañu war a am benn candidat te ñoom ñoo ko waxal seen bopp mooy que ne benn candidat boobu ñun ñëpp dañu ci war a topp pour ñu bëggee jëlee fii li fi nekk te ñoom ñëpp ñu gëm ko ñu gëmoon ko laa wax ñu gëmoon ko sax mën naa wax ñu gëmoon ko parce que bu ñu demee ba tànn candidat yow nga jóg nga ne non man mbir yi jaarul yoon wax dëgg si yàlla ñun les facilitateurs ñu suñu bàmmeel lañ taxaw musuñu am candidat beneen bi mooy man tuuli laa dëkk bi ñuy créé One Love Palor ba léegi am na ñoo xamante ne boo wëree commune bi nga def micro trottoir dinañ la ko wax bi ñuy créé One Love Palor ñu bëri dañ ci ragaloon parce que dañ ne One Love Palor kat gars yi dañ ko créé pour jàppale am candidat bu ñu nëbb parce que ñu ne Daouda Diouf lañ bëgg a fal parce que One Love Palor dafa saf tuuli ki ko créé muy bokk ci ñi ko créé muy Ibrahima Faye Pamour Toul la dëkk groupe de facilitateurs Issa Sarr mi moo créé Toul la dëkk man nekk coordonnateur groupe de facilitateurs waa Toul tamit engagé wu ci bu baax a baax ñu ne au départ ñoom dañu am candidat bu ñu nëbb mooy Daouda Diouf ñu dem ba ci biir ñu ne waat non dañu amaat beneen candidat muy candidat wu zone sud ba ñu ne sax Malick Diouf mooy suñu candidat loolu yëpp biru yooyu di daw donc ñun dañoo ñàkkoon xam ñun suñu engagement ñun candidat bu dëkkoon ñaxib sax wala bu dëkk ngomeen loolu dérangé wuñu parce que ñun dañu doon demee en terme de commune ñun demuñu woon en terme de zone. jërëjëf Abdou Aziz comme yéen def ngeen seen liggéey ci naka nga xam ne noonu la ñu ko sante woon ba jàpp ne vraiment seen liggéey mat na rafet na xëy na nag su wax sama rakk ji di Khalil fii lay ñëwaat nga déggaat fa mu doon waxee ci waxu politicien jarul la dóori doom. waaye yéen it ngeen jàngee ci lu bari ci loo xam ni je pense que fi ñu toll ak 2 mois des élections yii bu nekkoon loo xam ne lu teel a pare la luñ teeloon a jóg la je pense que xat na pour ngeen am réconcilier waat rupture bi nga xam ne am na ci seen diggante ak ñi nga xam ne ñooy candidats yi ak seen militants yi nga xam ne xëy na ni ñu gisee bokkut ak ni ngeen defee ba tax na su fekkee loolu am na defe naa xat na ci feuille de route bi xam naa ne li may bëgg a laaj di ñëw mais dama koy bàyyi ba Ablaye dugg ci ma doog a ñëwaat ci question boobu mais ma bëggoon a xam léegi comme moo taxoon ba ngeen ñaanoon prolongation pour émission passée diggante bi ngeen waxtaan ci ba léegi amagu leen trouvé gu leen d'accord ak ñoom lan ngeen compte faire ci diggante bi léegi ak su fekkente ne waxtaan ngeen ak ñoom te juboo amul nan ngeen paree def. waaw Serigne Seck question bi am na solo xaw naa ko junj sànq sax mooy que ne bi ñu créé One Love Palor philosophie boobu la ñu am ba léegi philosophie bi ñu amoon bi ñu créé One Love Palor le 3 juillet 2020 foofu laay delluwaat chaque jour mooy que ne One Love Palor train la buy dem
autorail la buy dem gaar bu mu egg dina am ñu wàcc dina am ñu yéeg ñun suñu liggéey du taxaw parce que engagement la engagement citoyen la maanaam tey tànnum candidat bi étape la woon rek ci liggéey bi comme ni mémorandum mi nekkoon étape mbir mi day continuer mu ngi continuer di doxam même bu ci kenn desoon parce que kii créé woon la Falor kii sos woon la Falor dafa am wax ju mu wax bu am solo muy Ibrahima Faye Pamour nekk bi ñu sosee woon la Falor mu am coalition nee na bu ñëpp bàyyi woon coalition mu des kenn kese day continuer liggéey ak moom ba yàlla lu mu ko may mu jël parce que liggéey bi engagement citoyen la dañu ne bu réussir alhamdulilah te loolu la ñuy ñaan bu réussirul tamit ñoo xam ne yàlla lii lañ jox mais jéemoon nañ mais histoire dina retenir à un moment donné de la vie politique de la commune de Kër Moussa am na ñu jógoon pour def benn mbir mooy dajale li nga xamante ne moo di force politique yi nekk ci gox bi pour ñu dem indi ji changement bu sottee ñu xam ne kat histoire la bu sottiwul tamit histoire day retenir ba léegi kon donc mbir mi amuñu ci tànku ginnaaw tànku kanam rek te liggéey bi mu ngi continuer ba léegi comme li ma la wax am nañ candidat muy professeur Ibrahima Ciss am nañ li nga xamante ne moo di bannière bi ñuy demee élection muy Yewwi Askan Wi te ñu ngi ciy liggéey ba teg installé nañ suñuy commission am na coordinateur communal muy Cheikh Tidiane Ciss di ko xodda ba muy coordinateur Pastef di ko saluer de passage donc liggéey bi day continuer ba tey ba dimanche passé la ñu jógee réunion donc là ñu ngi teg suñuy stratégie pour continuer liggéey bi amul arrêté wul ba léegi bien vrai que ne ñi ñëwagul ñu ngi leen di woo ba léegi ñu ñëw ñu joxante loxo parce que ñun dynamique bi ñu nekkee woon depuis le départ ñu ngi ci ba léegi amul dara lu ci changé mooy woo ñëpp ñu ànd ñu liggéeyandoo ñu changé andoo commune bi ànd liggéey pour jëmale gox bi kanam. waaw Abdou Aziz sama sëriñ nga sama doomu ndey nga parce que man leemu la man loolu rek mooy li ma ci métti parce que yow da ngaa bàyyi areenu nit ñi dugg ci areenu jinne yi te jinne jommalante rek la ñuy jongante yow arène bi nga dugg moom a jaar yow mi bàyyi population bi di politique say pour ñu ànd man loolu moom a gën a yëg yow di nga sonna sonn nañ parce que sonn kay waaw xam naa ne doomu lemo nga sax moom yow doo ragal dara parce que lemu day am fi mais yow li nga wax fii sànq li ma la wax fii sànq moo nekk ba léegi politique say signature am compté wul encore naa la ko wax 1000 fois nag gis nga Idriss Seck la ma doon signé toog Ablaye Wade benn bis daa xëy signé lépp mel na mosu koo signé dara boo ci wax ci suuf ba ci kaw surtout bu ndaw te naar bu ndaw bii ba mu wax rek ci man sax li ma gën a jaaxal mooy waa gëm sa bopp laa dégg ci yéen sànq te gëm sa bopp bale bokkuñu yeewu askan bi xaw ma léegi ngeen bëgg leen dugal fii seen bu ngeen tëddee ngeen nelaw te naar bu ndaw bu surtout politicien bu mag bi lay déglu rek li muy nàmp ci moom loolu lay gàll fële même bu dul fii dina am foo xam ne bu ngeen si yeggee danañ leen jommal foofu man loolu rek mooy li ma jaar ba léegi daal yow moom jàmbaar nga nag wax dëgg yàlla yow mi dugg ci areenu jinne jërëjëf Abdoulaye bismillah waaw muy noonu xam naa di jaajëfal xalil bu wax amaana plateau moom dina saf leemu xam naa ne moom ndax ñun ñu fi nekk ñëpp daanaka ay doomu leemu lañu. waaw xanaa ngeen ci boole laxa bi ci biir. boole laxa bi kon muy noonu am na solo di leen jaajëfal bu baax vraiment di jaajëfal Abdou Aziz aussi parce que kàddu yi leer na di jaajëfal ñi nga xam ne ñooy seetaan aussi di nuyoowaat rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci Facebook bi di suivre aussi di leen bëggee ñoom ñëpp ñu ngi fay gis sàng suñu mbokk Khalilou Gueye ñu ngi koy nuyu de passage bu baax di fàttali rek ñi nga xam ne ñoo bëgg intervenir ci débat bi mën nañu dugg ci serveur bi muy 76 275 11 48 76 275 11 48 donc képp ku bëgg bokk ci émission bi rek mën nga dugg mu ngi noonu su ko defee dañuy ñëw Abdoul Aziz wax nañu sànq coono bi nga xam ne moom la facilitateur yi am ci choisir candidat yi il paraît que sax dégg ngeen ci ay kàddu yu mu ngi noonu daal yéen ñu gën a xam il paraît que dégg ngeen ci lu nekk mais liggéey yu boole moo mel noonu donc ñu leen ci encouragé bu baax di jàpp ni itam li nga xam ne mooy baatu facilitateur dafa junj lu bëree bëri maanaam ñun ñooy yombalal diggante yi ci niñ ko mën a firee ci tubaab ki nga xam ne mooy yombalal nag war na tege ci dëgg waaye bu fekkee ne tege na ci dëgg aussi ñam nga xam ne moom la collaborer war nañu mën a am benn sincérité parce que ñaar yooyu rek moo mën a am pour que résultat mën a am bu fekkente ni facilitateurs yi la ñu def tegu na ci dëgg
kon ña nga xam ne ñoom ñoo leen ko santoon vraiment war nañu mën a continuer liggéey ak ñoom bu fekkente ne dafa am ay njuumte aussi ñoom ak ñañ ko bokkaloon war nañu toogaat ci kaw ci table tracé waat jéem a rectifier certains erreurs kon nag muy noonu dañuy ñëwaat ci dernier point bi di fàttali rek képp ku bëgg dugg mën nga dugg joxe li nga xam ne mooy sa xalaat émission bi nañ ko def pour ñi nga xam ne ñooy seetaan def ko pour askanu commune Kër Moussa yéene ko moom 4e point bi ñu bëgg dem feuille de route bi nga xam ne moom la coalition bi am Abdoul Aziz est-ce que population Kër Moussa war nañu mën a am confiance wala seen yaakaar war na mën a judduwaat bu fekkente ni jàpp ngeen ni commune Kër Moussa dañ ko war a wallu ndax coono yi mu nekkee depuis ay at est-ce que li ngeen di tëral ginnaaw balaa nga ñu ñëw ci li ngeen di tëral ci feuille de route bi li ngeen fas yéene def est-ce que commune bi jàpp ngeen ne war na seen yaakaar war na mën a dundaat ndem da ngeen jàpp ni seen yaakaar dafa tas. waaw Abdoulaye di la gërëmaat bu wax ci question bi am na solo parce que jàpp nañ sax liggéey bi ñu liggéey yëpp loolu moo ko waral waaw parce que comme ni ko kilifa gi waxee sànq xale bon xam naa ne